damay nuyu d'abord sama askan bi yëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di santaat sunu borom ci sunu ndaje bi tey ndaje jàmm la ndaje waxtaan la parce que waxtaan bi ëpp na juróom-benn waxtu yoo xam ne waxtaan la ci budget bi nga xamante ne si moom mooy budget wu commune bi. waxtaan bi nag jàmm rek la ndax yàlla dafa def ñu génn élection am na maire yu bëri yoo xam ne ñoom voté woon nañ sax seen budget avant fin mandat bi. mais man dama jàpp ne que comme que dafa am élection buy am nañu xaar ba suñu borom xool kan la fi teg ban équipe la fi teg équipe boobu soog a voté budget loolu moo tax ñun ñi ngi soog a voté suñu budget. vote bi nag li ñu njëkk a jàpp d'abord mooy dañ ko rafetlu parce que conseillers yëpp ñu ci bëri jël nañ kàddu wax seen xalaat indi li nga xamante ne si loolu lañ jàpp ne que buñ ko ci defee day tax budget bi gën a baax loolu moo indi bi ñu voté. tey ñu am li ñu woowee unanimité ci tubaab mooy ñëpp ne nañ waaw loolu nag bariwul ñu koy am voté budget te ñu ne ñëpp ne nañ waaw loolu ndam la loolu wane na ne que équipe bi fi nekk équipe la boo xamante ne si intérêt askan bi moo leen tax a jóg ànd liggéeyal askan bi moo leen tax a nekk fi ñu nekk nii donc maa ngi ciy gërëm conseillers yëpp muy góor muy jigéen comme ni ma ko waxee léegi ci seen taxawaay bi ñu am fii tey leen di massawu ndax ñoom tamit dañuy bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp nekk fii ci conseil bi di liggéeyal askan bi te kenn amu ci salaire kenn amu ci indemnité kenn amu ci per diem boo xamante ne si dañ la koy fay liggéeyal askan bi rek moo leen taxaw ñëw fii. budget bi nag def nañ ko budget bu équilibré la boo xam ne sorewul ak lu tolloog ci juróom ay 900 millions boor boobu lay xaw a tourné 900 millions muy. juróom-ñeenti téeméeri millions ci xaalis loo xam ne rafet nañ jox ne que mën nañ ko liggéeyal askan bi ci at bi ñu nekk ni muy atu 2022. budget nag orientation la du caagi ne xaalis boobu mi ngi suñuy kees waaye jàpp nañ ne que taxawaay bi ñu war a am buñ ko amee fii ci commune bi war na mën a génnee xaalis bu ni toll la te loolu nag moo tax tey ñu déggoo ci ay kàddu yu bare laaj na d'abord ñun suñu taxawaay. ñu am organisation ci commune bi boo xam ne organisation boobu mooy permettre ñëpp mën a fay taxes yi nga xamante ne si war nañ ko fay pour que commune bi mën a am koom-koom yu ko permettre mu mën a yokk classe yi yokk yoon yi jàpp ci ndox bi jàpp ci courant bi jàpp ci santé bi jàpp ci ndimbalu ndaw yi jàpp ci yu bëri yoo xamante ne si da koy laaj donte am na ay responsabilités yoo xam ne du ñun mairie bi moo ko war a yenu waaye nag suñu askan dañuy ñaan ñu am ci taxawaay. loolu tax na muy ndox bi par exemple muy courant bi du ci ay compétences yoo xam ne ñun la ci mairie bi waaye génne nañ ci sunu xaalis loo xamante ne si dañ ci jàppale askan bi pour mën leen woyofal seen i nekkin en attendant que état bi ñëw def ndox bi ak courant bi ni mu waree ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Tivaouane Peulh Niaga loolu jàpp naa ne mooy axe yi nga xam ne waxtaan nañ tamit ci école yi bëgg nañ école yi dolleeku bëgg nañ salle de classe yi table de classe yi aussi ñu dolli ko bëgg nañ ndimbal mi ci néew mi doole bi tamit ñu mën ko yokk bëgg nañ ay formation bëgg nañ ay yëf yoo xamante ne si éclairage public yooyu yëpp tey waxtaan nañ ci te incha allah dañ koy boole ci biir budget bi dem nañ sax ba def loo xamante ne si du suñu compétence muy exemple lycée bu Tivaouane Peulh lycée bu Tivaouane Peulh tey tool boobu war nañ génne 20 millions ak ñett yoo xamante ne si dañ ko war a fay borom tool pour mën a jël terrain bi pour que état bi mën nañu tabaxal lycée boo xam ne ci compétence su département la mais ñun dañu bëgg terrain bi ak yëpp ñu mettre ko à disposition pour que nu mu gën a gaaw lycée bi mën a ñëw Tivaouane Peulh. am na yeneen pàcc yu mel noonu waxtaan nañ ci affaire sport bi ci affaire proposition yi nga xam ne war nañ ko démarcher ci état bi parce que du caagi ne budget bi mooy jël en charge lépp budget bi day permettre li nga xam ne war na am. ñu am ci yaakaar waaye teewul commune Tivaouane Peulh Niaga état mi ngi fi commune Tivaouane Peulh Niaga am na ay partenaires yoo xamante ne si yàgg nañ ñu dimbale ci ay investissement ci ay réalisation yu bare ñooñu tamit danañ leen seeti ñaax leen pour que nit ñi daan dimbale ñu gën a mën dimbale noonu pour que commune Tivaouane Peulh Niaga vraiment ci sunu mandat bi lu ñuy faral di jooy lu bare teggeeku ñu. dafa nekk commune boo xam ne nañu bàyyi di yaakaar ne que lépp suuf la commune yi nekk Ndakaaru amuñu suuf te ñu ngi dund ñu ngi liggéey. ñun tant que ñu ngi yaakaar ne que lépp suuf si la foofu la ñuy naxee suñu bopp mais suufu Tivaouane Peulh Niaga jeex na commune Tivaouane Peulh Niaga suufam jeex na fan la des foo laal am na borom fii ba Dënn Géej Nord foo laal am na borom kon xam nga suuf desu fi xam nga li fi nekk lan la mooy dañu bëgg ñi nga xam ne seen suuf ñi ngi fi ñu mun leen ko aaral toppatoo leen ba ñu bañ ci am ay gaañu-gaañu peut-être loolu mooy indi werante commission domaniale
maa ngi dégg nag ñu koy interpréter fu nekk di ko dugal fii rocc fii dugal fii génn fii rocc fii dugal fii fii dootul communauté rurale commune la dafa am différence entre communauté rurale ak commune. communauté rurale amoon na ay sañ-sañ yu bari yoo xam ne mënoon nañu ko am ci suuf si waaye ci commune loolu amul te dafa am lu ñuy woowee cadastre bi nga xam ne c'est un programme boo xam ne état daf ko tëral te ci ñun lañ koy tàmbalee. dinañu ubbil benn démembrement ministère des finances cadastre fii ci Tivaouane Peulh terrain bi la ñuy xaar ñu jox leen pour que état envoyé ay agent état yoo xam ne nekk ñu fi département bi de pour commune bi lañ fi nekk pour que litige foncier yi gën a wàññeeku. donc domanial bi c'est tout un ensemble une commission domaniale elle est là pour que conseil municipal bi buy réunir mu mun ko ne dossier yi saytu naa ko xool naa seeni borom yaa ngeen jàpp baax kàddu yu may wax te loolu ñun defaguñ benn délibération sur le domanial ñëpp a ngi daw di wax domanial man taluma suuf fu mu ne xam lu ma tal teg commune boo xam ne si juróomi at yi day am rendement day liggéey tey ñu bari ñu ngi fi ñu ngi tabax kenn fayul waaw nañ dem déjà toppatoo taxes yooyu ak yeneen yoo xamante ne si dafay ñëw bokk ci li nga xamante ne si mooy liggéey bi donc bu ñu gëmloo nit yi ne que domanial bi moom mooy lépp déedéet la preuve wax naa leen am na commune yoo xam ne amul domanial mais nag ni mu war a rafete bis bu matee laa koy soog a teg parce que nag commune bi dafa am lu fi am ay dëkk yu mag dañ fi am Tivaouane Peulh ñàkku rab ak yeneen dëkk yu mag yoo xam ne ñu ngi ñuy wër yoo xam ne ay kilifa tamit dañ fa nekk donc il faut que demalante dikkalante bi ak li ñuy waxante ñu rafetal ko ba pare parce que li fi xew mooy ku nekk bëgg na ne man maa ko war a mën yore te lu jaadu la ndax ñu ko bëgg yore attan nañ ko waaye nag comme que day nekk loo xam ne xaaj ko du yomb du mënul nekk de moo tax ñu ngi ci waxtaan bi pour rafetal li amoon solo mooy li nga xam ne mooy njëriñu askan bi mooy domaine mooy kii bi vote budget bi tey def nañ ko ci fan yii di ñëw nag jamono yi di ñëw du ma wax fan du ma wax weer du ma wax dara waxtaan bi ñu ngi koy continuer pour teg bureau boo xamante ne si ñoom ñooy saytu affaire suuf bi ci commune bi mais mu nekk bureau boo xam ne dañ koy rafetal ñëpp ànd foog naa loolu la Tivaouane Peulh bëgg loolu la ñàgg bëgg loolu la kilifa yi bëgg te incha allah ci tànk yooyu la ñuy taxaw ci yooyu la ñu nekk. non jeunesse bi moom maa leen di sóoraale bu baax waaye sóoraale wu ma leen ci ay balayage vraiment balayage daal su ma nee ba ñàkk pexe laa leen di baleloo waaye jeunesse bi formation laa bëgg ñu am ay projet ñu ànd ñu ñafe ko jàppalante ba incha allah bu subaa ñu mën a am loo xamante ne day jëmale kanam balayage moom wax dëgg neex yàlla ku dem ba loolu rek des c'est parce que dama amul pexe du ñàkk nag mais jeunesse bi yi bëggal naa leen leneen lu dul balayage donte nag gis-gis la rek mais li am solo mooy mairie bi mënul jox ñëpp liggéey ñaata doomu aadama ñooy yeewu fii macha allah 125 000 ci tubaab muy téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom du noonu ñooy yeewu fii commune bi ñaata ñoo fi liggéey juróom fukk bu leen commune waxee nekk dem leen di wutal liggéey ñëpp waxi kasaw la waaye nag danañ teg ay base yoo xam ne bépp jeune boo xam ne yow acteur de développement nga wala da nga soxla ndimbal pour nga mën a exprimer wu mën a am formation mën a am projet mën a am liggéey ñun pare nañ pour ñëw ànd ceeg yow luñ ci mun ñu def ko ci. xam nga def naa fi juróom-ñaari at benn mandat foog naa ne juróom-ñaari at yooyu ku war a fay xam nga ne da nga war a fay problème bi mooy ñu teg modalité technique yu ñuy permettre ñu mën a recouvrer xaalis bi nga xam ne commune bi moo ko moom waaye moom foog naa ne kenn ku nekk xam nga ne que taxe moom dañ ko war a fay waaye nag niñ koy fayee ak naka lañ koy defee loolu moo laaj process boo xam ne parce que du mairie moo koy recouvrer état moo koy recouvrer te état aussi balaa moo koy recouvrer mooy jël ko il faut mu xam ki mu koy laaj kan la moom moo tax ce cadastre là bi nga xam ne mi ngi ñëw pour identification de tous les occupants du foncier moo ñu permettre ñu mën a faciliter recouvrement taxe yooyu mais en attendant am na yoo xam ne mën nañ ko identifier rapidement mooy yi nga xam ne mairie bi mën na ci agir directement mooy tey ku jóge Ndakaaru jënd fi terrain waaw mais ko quand même am na lu mu war a bàyyi ci commune parce que bu ëllëgee ñun ñoo ko war a wutal école war ko wutal ay yeneen bu fekkee ne moom bu ñëwee day jënd terrain fa pare du fi bàyyi dara ci taxe ba pare bu subaa mu laaj ñu ko day métti moo tax loolu commune bi pare na pour que ñu mën ko relever défi boobu parce que li ñu ci jublu mooy lan ñëpp xam nañ ne que xaalis mooy liggéey commune bi liggéey bi fi manqué bare na xaalis bi ko war a liggéey nag ay taxe la moo tax loolu foog naa du lu ñuy convaincre askan bi
dafa am loo xam ne loi la yoon la yoon nee na nul n'est censé ignorer les lois et les règlements yoonoo ko wax mu ne kenn warul bañ a xam ne que loi ak règlement ak am na kon nag ñun waruñu dem pour di yee nit yi xam nañ ko waaye nag bis a ngi ñëw incha allah foog naa ne que ñëpp danañ comprendre mbir mi foog naa déjà ñi am boutique yi commencé nañ ko comprendre waaye nag léegi nag xam nga gars yi dañu doon faral bu ñu déggee ne ñi ngi ñëw pour boutique bi ñu tëj léegi nag am na beneen recensement bu gën a pratique boo xam ne ñi ngi ci pour que ñu mën a récupérer le maximum pour mën a liggéeyal askan bi. waaye dama lay jox benn exemple rek démb amoon na benn ndaje ñàgg wolof ñu ne mënuñu gis maire bi mu ci am ku jël téléphone am woo ma ne ma monsieur le maire dañ toog fii soxla la waaye mënuñu la gis ñu dugg ñetti clando ñu fekk ma maire bi xam nga waxu ko daanu charrette bàyyil noonu rek xam nga man dañ ma fal pour ma liggéeyal askan bi faluñu pour que ma yore sama téléphone ku ma soxla ne ma allo sama dépense manqué na nañu waxante dëgg rek nañu waxante dëgg gis nga li fi ñu may jugé mooy ci samay résultat gis nga ma jox la benn conseil xam nga fan yu bare ci fan yi yëpp maa ngi xeexal askan bi yu bare yoo xam ne ñi taxaw ni sama ginnaaw xam nañ fi may waxe ñoom xam nañ te ñi ma soxla te ñu may soxla ci intérêt wu commune bi ñu ngi may jot ñi ma soxla te seen soxla bopp la te ñu bare nag ñooy génn ci mbedd bi di wax jot ma dëgg la jafe na dañ ma fal na pour que ma liggéey damay toog liggéey wax naa ko fi waxaat ko fi su baaxee man la bu yàqoo man la kon nag comme que su baaxee man la bu yàqoo man la dañ may bàyyi ma dem def bu bisu jugement bu jotee incha allah danañ juger mais dama lay leeral benn yëf rek bu am solo te ñëpp wax ko comprendre mooy organigramme bi nga xam ne moom la ñu pare teg fii ci mairie bi organigramme bi mooy lan mooy nit bu amee jafe-jafe dañuy faral bu ne tikk rek ñu ne na maire wuy saa bu mënee nekk incha allah dina nekk waaye bu mënul nekk tamit xam leen ne am naa ay adjoint maire su mënul nekk am naa ay conseillère su mënul nekk am naa secrétaire municipal su mënul nekk am naa personnel boo xam ne ñi ngi fii bu ñu ñëwee jooytu seen problème ñooñu si buñ ko mënee saafara danañ ko saafara buñ ko mënul saafara danañ ma ko yeggee ci nu mu gën a gaaw mais su fekkee da nga ne man bu ma gisul maire wala bu ma jotul maire rek sama lépp sama dara réglé wul day xaw a jafe loolu tamit may ñaan askan bi ñu am ci compréhension ñu déggante mais nag dama lay wax benn yëf de wax dëgg neex yàlla xam nga fii moom ne woon nañ du ma falu kenn du la gis dëkkuloo fi doxandéem nga mënuloo liggéey sunu borom àtte nañu te ñaan naa yàlla incha allah ci ndam bi ñu askan bi jox ak wóolute bi nga xam ne jox nañ ñu ko ci mission bi ñu liggéey ba askan bi xam ne macha allah liggéey nañ la man loolu rek moo ma ñor.